fidèle internet yu Fekh TV ñu ngi leen di nuyoo di leen ziar bu baax a baax di leen dalal ci seen émission li ci net bi comme ni ñu koy defee saa su nekk may profité di leen baalu ak bu baax di leen wax déwéniti ñu ngi dugg ci koor gi di ñaan yàlla ñu koor ko ci jàmm waaye tamit ñu génn ci ak jàmm di baalu ñëpp ak di leen baal tamit yéen yàlla wàcc ay xéwal mu saawaan baawaan ma ciy ànd ak sam papa maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu baax di leen ñaanal bu baax maman kontaan naa lool di ànd ak yow ci émission yi. kon ñoo ngi sargal ñëpp ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi baal ñëpp ak les auditeurs de Fekh TV ak ñi nga xam ne yëpp ñu ngi ci yeneen i kii ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax. weeru koor bi yal nañ ko dugg ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ak alhamdulilah rabbil alamin yàlla defal ñu ci tawféex defal ñu ci xéewal defal ñu ci sutura ak teranga defal ñu ci wér nanguy sunuy julli ak sunuy jàmm yàlla. amiin yaa rabbi baal ñu sunuy bàkkaar. ñëpp. incha allah incha allah loolu am na solo papa dañuy jaar ci li nga xamante ne moo fës ci xibaar yi bokk na ci li nga xamante ne mooy vaccin yi. ku nga xam ne vaccin yi wàcc na gars yi commencé woon vacciné wu. ñu bëri demuñu vacciné wu parce que mën nañ ne minorité bi ñu gën a bëri maanaam daal majorité bi demuñu vacciné wu li ko waral nag ñëpp xam nañ ko ku ne xam ne Sénégal moom mooy loolu li naan seytaan waxul dëgg waaye yàq na xel. vaccin yi ñu bëri nee nañ bu ñu ko vacciné wu day rey ay nit ci loolu l'observateur dafa bindoon que ne 3 personnes daf cee gaañ fii Sénégal loolu ba loolu amee docteur Mamadou Ndiaye mu dafa génn contredire que ne loolu amul. vaccin yi ba mu wàccee ba tey ñi ñaa ngi vacciné wu ñi ngi tane ñoom dañ cee gis avancement mais gisuñu ci loo xamante ne ay inconvénients la. wala mi ngi lor doomu aadama yi. yow loolu lan nga ci xalaat. man daal damaa foog ni vaccin yi baax na man sama aqulaay taalaa rek laay wax. man damaa foog ni vaccin yi baax na. li tax ma ni vaccin yi baax na ñi nga xam ne ñoo wër vaccin yi. muy professeur Seydi docteur Ndiaye boobu ngay wax. ak docteur Xemes ak ñeneen ñi nga ak le ministre de la santé. ñoom ñoo wër les directeurs de la pharmacie nationale. les directeurs de la pharmacie d'approvisionnement PNA. ñoo ñëpp ñoo wër vaccin yi. ñooñu bu ñu wëree vaccin yi kenn ci ñooñu wala kenn ci seen waa service yooyu waxuñu ni vaccin yi baaxul. toog ni vaccin yi baaxul man daf may xaw a jaaxal. parce que nag neexul ba neexul mais président de la république ñemewul dem jëli ay vaccin yoo xam ne day ñëw di faat sénégalais yi. loolu moom fitum may ko. ak luñ ko mën a may nag moom du dem di jëli ay vaccin ci biti ñëw di ko indi pour sénégalais yi di ko vacciner di dee. loolu moom du ko def. xanaa kañ la yokk sénégalais yi lay def. le ministère de la santé idem tous les gens qui entourent le ministre de la santé mais pareil. du ñu dem di jëli ay vaccins yoo xam ne bu ñëwee fii dañ naan vaccin yi day rey nit ñi. et encore est-ce que c'est prouvé parce qu'il semblerait que observateur moo wax ni vaccin yi baaxul. rey na ñetti nit. te ñoom sax waxuñu baaxul dañ ne rey na ñetti nit. ñoom ci seen groupe googu ñoo xëyaat weddi ko. docteur Ndiaye doog a ñëw moom it wax ni du loolu. kon kañ où est le problème kan la ñuy gëm docteur bi la ñuy gëm wala kii bind information bi la ñuy gëm. il faut mieux croire. li docteur bi wax. père doguma la waaye ki bind information bi tëbul tëb tamit bind information bi de peut-être am na ay sources yu tax mu bind loolu parce que tamit bu ñu wax ko rek gars yi déjà amuñu woon sax courage yu dem vacciné wu ji léegi buñ ci bëggatee yokk ay que ni am na ñu ci dee yooyu yaakaar naa dañuy gën a ragal ñu toogoon dañuy gën a toog ñi dem ba pare réccu loolu tamit dañ ko ciy boole ci la bokk. xam nga man lu ma jaaxal réseaux sociaux yi ni ñu bëree. ak information bi nu mu gaawee ñu toog ba léegi ni ñetti nit faatu na ci ñi ko waxoon seen biir ñoo weddente seen biir te fii réseaux sociaux yi loo fi def lu ne photo yi feeñ. dëgg la vidéo yi feeñ. gis nga vidéo. non ba tey nag dugaluñu. gis nga photo. déedéet. gis nga ku ne gis naa photo. déedéet. kon loolu nañu waxee leneen te xam nga li ci xew leneen lu mu doon mooy. man lii bëri na lu ñuy bind dans les journaux loo xam ne kenn ñemewu koo weddi. waaye ku ci ne da nga weet sa loxo ni lii de neexut a gëm. loolu benn ñaar. vaccin yi c'est pas obligatoire. c'est pas une obligation à la population d'aller se vacciner. pour le moment waxuñu ne c'est obligatoire. ku bëgg a ñàkku demal ñàkku. ku bëggul ñàkku a toogal loolu du dara boo liggéey di nga soxla loo xam ne dañuy laaj kayitu ñàkku. voilà wax nga ko man père loolu en fait loolu moo ma ci xaw a déranger parce que buñ nee vaccin yi ku bëgg dem nga dem ku bëgg nga toog. d'accord ku ne libre nga def lu la neex mais buñ taxawee ñu ne dinañ dem ba benn moment nga bëgg a voyager wala nga bëgg a génn Dakar bi sa dem Kaolack soriwul dañ lay laaj carte buy wane na yow vacciné wu pour nga dem
déjà kon loolu nit ki même bu dee sax force woo ko da nga ko forcer indirectement parce que loolu rek force nit ki la. non loolu du force parce que waxuñu ay Kaolack ak Ziguinchor ak Diourbel waxuñu loolu dañ ne su dee yow da ngay tukki da ngay génn hors du Sénégal ña ngay fekki ñooñu am nañu mat goo xam ne da naan boo amul këyit bu wanee ni ñàkku nga doo dugg seen dëkk ñooñu la yow nag boo bëggee aar sa bopp di nga dem ñàkku ji parce que boo fi jógee dem Paris nañ la laaj une attestation boo demee Rome dinañ la ko laaj boo demee Madrid dinañ la ko laaj bu dee da nga jëm Londres dinañ la ko laaj boo jëmee New York ñu laaj la ko kon que ñooñu am nañu fulla joo xam ne yow boo comme nee nga du ma ñàkku bul tukki aaral sa bopp aar ñi nga dëkkal bu dee ni yow da nga ko bëgg a wàlle wala yow bëggoo feebar alhamdulilah yàlla mooy joxe feebar waaye daal dañ ne dañuy ñàkkul rek boo gëmee nga ñàkkul boo gëmul toogal waaye bés boo bëggee génn dëkk bi nag ña ngay fekki dinañ leen di indil ñu këyit gu wane ni ñàkku nga kon nga ñàkku bay ëpp fu la te xoolal fii techniciens yi ak ingénieurs yi dañoo bëri de fii ku ne day wax xelu boppam te loolu defarut Sénégal vaccin yi moom man vacciné wu naa maa ngi sant yàlla bu baax je touche du bois maa ngi sant yàlla bu baax te amul dara loo ci seetlu wala loo ci gis gisuma ci wax dëgg yàlla gisuma ci dara wax dëgg fa yàlla gisuma ci dara sant yàlla bu baax a baax nit ñi dañ doon wax bu Macky ñàkkoo ñu ñàkku bu ministre de la santé ñàkkoo ñu ñàkku ñoom ñëpp ma ci mais xam nga père gars yi dañoo bëgg saboter gars yi nee nañ est-ce que ñoom joxuñu leen bu baax bi ñun ñu jox ñu bu waaw fii nag ku ne sam xel ngay demee rek mais Macky Sall mënuñu ko vaccin bu ñu ma joxul man mii parce que Macky Sall n'a pas entré moom di dem vacciné wu moom vaccin bu baax man mii mu may jox vaccin boo xam ne baaxul loolu xalaatu ko sax parce que je suis sénégalais comme lui te man maa ko fal je suis sénégalais maa fab sama carte def ko ci urne bi ba keroog ñu fal ko moom il me doit lu bëree il doit veiller sur ma santé moom il doit veiller sur ma sécurité effectivement waaw kon moom du dem ji wut vaccin bu baax vacciné ko boppam man mu jox ma vaccin bu bon du ma ko nangu loolu sax nekkut man yàlla dama yàlla baal gëwuma loolu ba mu vacciné woo la ñëpp vacciné woo peut-être man nañoo bañ a bokk ay famille mais nuñ koy tuddee ci les éléments qui composent le vaccin yëpp benn la waaye nañu ñàkku rek comme feebar bi daal la ngi law te ku ci nekk yow boo ñàkkoo sam xel daal nañu ñàkku yàlla def ci xéwal comme moom jaamu yàlla la bu ñëw rek feebar bi jaamu yàlla la bu ñëw te saa su paree dina dem waaw comme nee nañu ku feebar ku ne da ngay aar sa bopp da ngay dem faju nañ leen aar suñu bopp dem ñàkku li ci des moom technicien de coin yi technicien de quartier yi ñooy wax li ñuy wax rek waaye amuñu ci benn firnde kenn génneegu fi photo kenn génnewu fi film kenn génnewu fi dara ku ci ne sa waxi bopp rek nga wax man gëwuma loolu nañ leen ñàkku ji mooy dëgg père daal yow su ma la déggee daal yow daal àndoo ci loolu gëmoo loolu sama digganteeg yàlla gëwuma loolu waaw mais parce que fii réseaux sociaux yi daal ku fi ne dinañ fi génne photo mbaa ñu génne film mbaa ñu ni diw xam na ko yow daal preuve nga bëgg preuve maanaam nañu tegal ci table bi que ne yow ñii ñoo ci dee ñii ñoo ci lii bu leer nañ amoon na fi mbër moo xam ne bu la masee daan soo bëggee ruuxal danaan xaaral photo moo gën a wér comme gars yi lépp lu ñuy def moom dañ koy wenn na leer naññe bay toog sa kaw ci dënn ba mu dëgër këcc nga wax mu ne la xaaralu photo moom ma laa ñu ko wàcce sa kaw ñu photo la ba pare photo sax ca la jóge ci làmb ji ca la amee ba tey jii xaaral photo moo gën a wér wax ji am na solo bu baax comme ni ko moom docteur Mamadou Ndiaye waxee rek moom dafa digle ne que ni carrément képp ku citoyen rek nga dem nga vacciné wu nga respecté say rendez-vous te tamit nga def sa deuxième dose moom loolu la wax li ñuy wax yépp que ni amul nañ ko bàyyi ñu teg ko ci suuf parce que ay waxu kese la boo vacciné ba pare sama xel day dal de. sama xel day dal instant ko sa xel dalagul daal day dal man vacciné wu naa. sama waa kër ñi ca war a vacciné nañu. te lii ñuy wax nii léegi xoolal. problème bi mooy dañuy dem Màkka mais ñiy dem Màkka dana ki am ñoo xam ne dañu leen kayitu vaccin. mais ñi ëppal 60 ans nee nañu du ñu dem. kon ñooñu kañ alhamdulilah. génn nañ ci ku bëggul ñàkku toogal comme demoo Màkka demoo fenn bul ñàkku toogal bés boo bëggee dem nag di nga ñàkku bu soobee. ku bëgg a ñàkku daal nga dem ñàkku ku bëgg ñàkk nga toog di ku nekk defal daal li dal sa xel mu jeex. père bu ñu jàllee ci loolu dañuy jàll ci nga xamante ne mooy Mati 3 Pommes Mame Maty Fall bu gën xam ci Mati 3 Pommes nekk journaliste nekkoon fii Sénégal di exercer métier moom nag amoon na fi problème ci ay at ci ginnaaw ci la quitté Sénégal dem fi nga xamante ne mooy France depuis loolu foofu la nekk foofu lay defee ay émission foofu lay defee ay directam ñëpp di ko gis ci coowlu Adji Sarr ak Sonko nag dafa am lu mu ci waxoon. maanaam daram def direct mais ci direct bi dafa mel ni comme si que ni genre daram jox faveur ki nga xamante ne mooy Adji Sarr da ko dem xaw a défendre duñ ne da koy défendre mais da ko dem xaw a défendre parce que loolu lay nduru léegi ba loolu amee nag depuis moom nee na amatul jàmm dañ koy def cyber harcèlement maanaam dañ koy
woo ci internet bi di ko saaga di ko envoyé ay audio di ko def ay menaces de mort. bi loolu amee Aminata Sonko mooy avocatam ñoom ñaar ñu porté nañ plainte pour xam kan moo koy envoyé message yooyu kan moo koy def audio yooyu moom nag def ne ay Sonko boy ñoo koy envoyé ay message ñoo koy vocal maanaam nee na ay ñoo xamante ni ci Sonko nañ ñoom ñooy def loolu noonu yow lan nga ko gisee yow en tant que citoyen en tant que personne yow nan nga gisee que ni moom li ñu koy def noonu déjà benn li ñu koy def noonu ndax yoon la ba pare teg ci ñi ko koy def ndax moom ñi mu koy yaakaar ñoom la wala. d'accorduma ak moom. d'accorduma ak moom ci lu bëri. mun na faral Adji Sarr. comme keneen mën na faral Sonko. mais comme c'est un dossier qui est encore pendant au niveau de la justice. nañu bàyyi yoon dossier en cours ci li ñu ci war a wax. moom nag am na sañ-sañ farak ku ko neex. waaye ñooñu di ko harceler moom ci ban lan la am firnde ba wane ni ay Sonko boys lañu. et puis kuy Sonko boys. maanaam est-ce que du keneen moo mën a jël téléphone am wala ordinateur am wax ko lu ko neex ni man la Ablaye Ndiaye Sonko boys laa bokk. loolu dalul xel. dëgguma la loolu mën na nekk li nga wax mën na nekk que ne keneen mën na jël envoyé ko message keneen mën na ko jël audio ko mais ak fi période bi fi mu toll nii moom ci lim wax ba tax ñu koy harceler. donc kon dafay jàpp que ne ku far ci Sonko rek moo mën a def loolu. loolu wax ak wax parce que bu fekkente ne beneen parti bi comme ni ñu koy waxee dañuy jàpp que ne nguur gi ñoom Adji Sarr nañ àndal donc kon bu nee xale yi koy harceler parce que li mu défendre Adji Sarr moo tax kon donc ñëpp dañuy jàpp que ne ñooñu Sonko nañ àndal. loolu moo waral mu wax loolu. waaw mais ñetti parti ñoo am ci dëkk bi tey. ñetti parti ñi far ak Adji Sarr. ñi far ak Sonko ñi nga xam ne dañoo neutre taxaw fële. waaw mais lu tax mu bëgg a fab ñii ni ñoom ñoo koy envoyé ay audio. ak ay menaces. moom fu mu ko teg. wax day am cëslaay. wax day am cëslaay. accusation day am preuve. moom moomu. na génne preuve yi. comme nee na ñooñu ñoo koy saaga. mun na ko génne parce que elle manipule extrêmement bien l'ordinateur. su xoolee dina xam ki ko saaga kumu wala ñi koy saaga wala ñi koy menacé. source bi jógee mu wax nu mu demee. mais bëgg a taxaw di ne Sonko boys lañu ndax ñoo xew ci jamono. kuñ fi defal kuñ ci yuuxu ci ordinateur mbaa sa téléphone nga ne Sonko boys la. am na fi benn journaliste bu fi waxoon ni dañ ko doon menacé ba ñu demee xool menace yi fa mu jógee du woon sax ñenu ko foogalee. y a problème. am na droit far ak Adji Sarr. wax lu ko neex am na ci droit. mais ñeneen ñi nga xam ne moom lay wax ni ñooñu am nañ droit ne ko du ñun. na génne ay preuve et puis Mati bu mu dafa yomb. pardon dafa yomb. nga dem nekk à 6000 kilomètres de Dakar. di wax li la neex ci Sénégal. di tànc ku la neex. di ŋàññ ku la neex di wax ci nit ñi loola neex te kenn du la tontu mënut nekk. gis nga fii ñëpp a ami mbokk. am na fi koo xam ne nee na koo naan da nga koo faj ndakub dof la. booba mu ngi lay wutali garab yu la faj yow ci sa bopp. dëgg la na bàyyi loolu. bu doon li mu wax dëgg la ci moom day ñëw toog ci dëkk bi. wax li mu wax. et puis Mati mooy kan. Mati mooy kan. Mati tuumal nañ ko fi lu nekk. mais bi am na ñu ko faraloon Sénégal. loolu dëgg la du dëgg mais am na ñu àndoon ak moom. si tey jii bu lii amee am na ñuy ànd ak keneen. moom fa mu far dina am ñeneen ñu far feneen. na ko muñ. comme moo am fit. ak njàmbaar wax ni man fii laa far na nangu nag ñeneen ñi farul foofu wax ak moom. loolu rek la et puis le dossier est encore en justice. bon qu'elle nous laisse dormir et puis tranquille quoi ñun ñu doxi suñu dox. mais loolu du comme moom li mu posté ci page Facebook bi dafa xam ne que ni carrément moom li muy wax am na droit wax ko parce que journaliste il est libre de parler donc kon fi mu teg tànkam du fa teggi lépp loo xamante ne ni moom neex na ko wala war na koo wax day taxaw wax ko que ce soit ñu menacé ko de mort wala lu ñu ko mënta def terewul mu dellu ginnaaw donc kon moom loolu wax na ko li ci des mooy que ne avocat am ñoom ñaar porté nañ plainte ñi ngi def enquête bi tijjeeku na pour ñu xam ñooñu source bi fan la jógee dañuy bàyyi rek yoon wéyale liggéeyam. am na ci droit waaw am na ci droit moom am na droit ni li ma wax dëgër naa ci. sañ-sañoom la. waaye keneen dit am na sañ-sañ. le commentaire est libre. ku mu neex nga wax lu la neex. loolu yoonu kenn nekku ci. mais foogoon naa ni nag moom comme journaliste la waroon na mën a taxaw ci position boo xam ne day neutre. na wax rek li am. position wax les faits. yem ci. bañ a commenter. mais comme le commentaire est libre moom féete na fa mu féete. bañ a départager kenn mais ñeneen ñi danañ ko wax ñoom it li ko neex. fii nag koo fi gis rek am nay mbokk. dof bi sax ci këri nit lay génne. ñëpp am nañ mbokk. dof bi ne ci mbedd mi ci këru nit lay génne
soo ko waxee dara ay mbokkam taxaw. koo fi wax nag mu tontu la. te loolu sax ce n'est plus le moment. fi mu ne nii coow laa nga ca justice nañu bàyyi justice wax ko xëy na peut-être moom dafa bëgg buzz te man loolu laa gëm. Elle a été complètement oubliée au Sénégal. Elle reste en effectivement gars yi fàtte woon nañ ko. loolu la. buzz la bëgg pour gars yi xamante ni Maty mu ngi fi mais xorom ba mu amoon bi mu nekkee Sénégal mënatu ko am bu nekkee France. na toog te jàpp ci yàlla. ki mu faral na far ak moom ñi farul ak moom du ñu far ak moom ku ne bay sa waar wax ji jeex. sama papa tey dafa tàng. non du yoon fii Sénégal dafa neex mu jóg rek accuser kenn. teguñu ko fenn nañuy wut ay preuve gis nga nit. diggante balaa ngaa tuumal nit daal day am preuve te yàlla sax dafa bëgg loolu. balaa ngay tuumaal sa nawle wéral cëng ni li ngay wax am na firnde mais fii ku ne day jóg tuumaal nit. nit ki lii lay def day jaay lii day def lii non dafa ëpp. te kenn mënu ci am preuve pour nga am preuve da koy yombal sax parce que ñëw ki la wër rek mën na nekk sa ennemi te doo ko xam. kooku rek mën na la utiliser di la def la neex di la wax loolu te doo ko xam après nga koy jiñ keneen fekk ne yaa ngi koy tooñ. donc bàyyi loolu dëkk bi am nay amee nag. am na ñu fi nekk ñoo xam ne ay garmi lañu du ñu bokk ci yooyu nit bu la tooñee mu wér la ni yow mii li nga wax wér na. indil preuve teg coow la jeex. waaye man a doo gis doona képp la bu mu ñu sonal. de toute façon daal comme enquête bi tijjeeku na yoon dina def liggéeyam dinañ xam incha allah ñan ñoo waral lool wala ñan ñoo nekk ci ginnaaw lool papa ba tey dañuy des ci Adji Sarr rek ndax ku ne xam ne ne fan yi ñu jóge yëpp gars yi commencé woon nañ ko fàtte même bu dee fàtte wuñ ko à 100% sax coowam mi ngi dem wàññeeku bi loolu amee ramadan bi ñëw ramadan bi télé yëpp site yëpp ku ne def mini série maanaam série yoo xamante ne nii day nekk genre sketch dafay gàtt durant mois ramadan bi yëpp moom mooy am groupe Soleil Levant ñoom dañoo def benn série tuddee ko Cey Adji Sarr noonu la série bi tudd Cey Adji Sarr ci Cey Adji Sarr boobu nag dafa am ay séquences yu ci am yoo xamante ne ni dafa xaw a vulgaire mën naa ko tuddee noonu parce que ay paroles yu déplacées moo ci am xale bu jigéen bi nga xamante ne mooy actrice principale moom moo tudd Adji Sarr moom nag dafa xaw a oyof sër noonu lay wuyoo ci série bi bañul dara loo ko jox mu nangu xeebul dara day teg jël ñu tuddee série bi ci Adji Sarr ba loolu amee nag ki nga xamante ne mooy Maître El Hadji Diouf di avocatu Adji Sarr mi nga xamante ne ni moom moo nekk moom moo am problème ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko leader Pastef dañoo jóg porter plainte parce que nee na turu clientam leen jël ba pare lépp loo xamante ne ñu ngi koy jiñ clientam moment bii nii loolu la ñu joué ci série bi yow loolu nan nga ko gisee papa doy na waar de. Adji Sarr dafa bëgg a sonal Sénégal Adji Sarr moom vraiment dafa bëgg a sonal Sénégal. franchement moom bu dee li muy wax dëgg la ci moom porté na plainte na dem toog te nuppi. lu mu ci am jël. waaye kenn du ma tudd kenn du ma taas kenn du wax ci man kenn du xool ci man loolu mënta nekk. ku boot bukki xaj baw la. papa na bàyyi loolu ku boot bukki xaj mbaw la dëgg la mais man juste pour ñu bañ ci parce que Adji Sarr dëgg la gaa instant yi nii Sénégal yëpp ŋànk nañ ko ci li mu def moom la am du moom moo am dëgg wala amul dëgg leeraguñu parce que ba tey affaire yi amagul fin mais ba fi ñu toll nii man je me dis que ne jigéen da nga koy sàngu sutura pour man turam waruñ ko woon jël di ko utiliser ci ay turu série ba pare teg ci di ci jouer loo xamante ne ni wax dëgg yàlla rafetul ñi ngi koy kiy jouer série bi rôle bi mu jël di ko incarner di wuyoo turam en fait dafay xaw a am coïncidence ak moom instant wu vie am ni mu mel donc man côté boobu man côté boobu wax dëgg yàlla man ànduma ci le fait que turam bi ñu utiliser toutes les affaires yi nga xam ne dafa mos a am ci àdduna bi gars yi def nañ ci ay film wala ay documentaire dafa am loo xam ne bu jaaxalee nit ñi nëx gars yi dañ koy jaarale par le cinéma par le théâtre mbaa ci ay livres la preuve li am Sénégal ci ay affaires yoo xam ne yëpp jaxasoo na les gens ont sorti des livres yenn saa yi mu doon ay best-sellers yoo xam ne gars yi dañ koy lire c'est extraordinaire dañ ci dina xaw a di nga ci xaw a am li nga bëgg ko Adji Sarr ñetti fan la fi amagum gars yi am nañu xelu bindu loolu mais bu dee moom wóolu na li muy def moom nee na liñ ko def dañ ko def porté na plainte ñu ngay topp plainte pour xam am na wala amul ñu ko gën a gaaw parce que c'est comme ça dans l'histoire du cinéma gars yi ku gën a xarañ yaay mun a def sa benn film boo xam ne
da ngay relater fait yi fa nga ko bëggee yow fa nga yaakaar ni foofu nga far foofu nga koy leerale. waa Soleil Levant def nañu loolu. te aji du moom dong fi tudd Adji Sarr boo weñ nga génnee ci koñ bi fii rek gis nga fi ko fi tudd. Adji Sarr waaw loolu am na ñiy tudd Adji Sarr bëri nañ papa waaye dañ koy suturaal. du da nga ne jigéen dañ koy suturaal. koo bëgg a sàng day fekk mu bëgg a sàngu koy muur day fekk mu bëgg a muuru. waaye bu ñu la sàngeeb sër nga dindi ko ñu jox la malaan nga muri ko ñu jox la sépp nga summi ko. ko kañ jarul defal dara waxuma ni da koo def nag waxuma ni aju noonu la mel. mais dama ni ku ñuy muur da ngay bëgg ko la muur. ku ñuy sàng sutura da ngay sàng sa bopp sutura. am na wax yoo xam ne mës sa am ci télé beeg rajo bi Adji Sarr wax na ko. am na dëgg amul dëgg ñun sunu yoon nekku ci. mais li wér ba wér mooy am na wax yoo xam ne wax na ko nit mosu ko wax ci télé wala ci rajo. fii ci Sénégal mosu fee am. parce que am nañu sutura am nañu yiw am nañu yem goo xam ne loolu duñ ko wax yow mii ñeme woo fanaan àll te sa papa yëgu ko sa yaay yëgu ko. déedéet. ñeme woo dugg ci tooxi doona boo xam ne sa papa yëgu ko wala sa yaay yëgu ko. jomm nga ko ndax am na foo xam ne fa nga nekk. sa papa ngi lay teg bët sa yaay ngi lay teg bët say nijaay xam nañ ci foo nekk. Adji Sarr ana papaam. mi ngi fi. yaayam dundatul ana nijaayam. ñu ngi fi. dégg nga leen ñu wax ci moom. wax nañ mais mënuñu ko teg bët ñoom seen problème mooy. mënuñu justement comme yow jur nga doom xamoo fu mu nekk. sa jarbaat xamoo fu mu nekk. sa doomu càmmeñ xamoo fu mu nekk. est-ce que am nga droit wax. boo xamoon fa mu nekk da ngay dem jëli ko. fu la ngay am ni ko doo fi toog jëli ko. mënoo koo gis mënoo koo jëli. ci bu amee kilifa amut luñ ciy wax. neexut ba neexut. toute vérité n'est pas bonne à dire. Adji Sarr amul kilifa. kilifa day commencer ci sa ngay toog ci sa penkub yaay. say nijaay di la xam say yaayu ndaw di la xam say baay di la xam say mbokk di la xam. bi mu amee nii lañ ko xam ay mbokkam li ñuy wax ci moom lépp bari na. wax dëgg yàlla. jàmm rek laa koy ñaanal sama yoon nekkut ci moom. bu defee moo xam bu deful moo xam moom rek la concerné mais li wér ba wér mooy am na loo xam ne rafetut ci deram. kon bu ñeneen ñëwee di wax loolu ci moom war naa muñ. donc kon ndax yow li mu wax mosu fee am. donc kon yow série bi yow gisoo inconvénient mu daw. mais man je trouve que c'est un film comme tout autre. comme tout autre. ça n'enlise pas Adji Sarr ci li mu nekk. ça ne glorifie pas Sonko ci li mu nekk. c'est un film comme tout autre. ku ko seetaan yaay am sa xelum bopp man sama xel fii la nekk wala sama xalaat fee la nekk mais moom warul taxaw ni buñ ko dindi léegi dindi nañ turam dafa tax film bi dem. léegi ñu ngi ko tuddee Baline Kumba. ah Baline Kumba moom xanaa ni am na lu mu tekki. parce que Kumba tuuru jigéen la. Baline nit am na lu mu tekki. ñoo xam nañu dawal ñu xool rek ku ko bëgg a seetaan ko ku mu intéressé wul nga doxee leen. léegi ñoom ba ñuy porter plainte tur bi moo taxoon ñu porter plainte. waaw léegi changé nañ tur bi. waaw mais ci loolu dafa continuer parce que Sénéra dafa leen convoqué maanaam dafa convoqué Aziz Niane convoqué Sanex ak ki nga xamante ne moom moo produire série bi dañ leen a convoqué pour que ñu ñëw toog wax. woowaale nañ tamit directeur Arco Mamadou Biteye woowaale tamit directeur cinématographe pour ñu waxtaanee ko léegi li jaaxal ñëpp mooy que ne. li taxoon mu porter plainte muy tur bi dindi nañ ko kon donc convocation bi lan la soit dañoo bëgg série bi dañ complètement wala lan yow loolu lan nga ciy xalaat. man daal bu ñu leen convoqué xëy na sama yaakaar laay wax. damaa yaakaar ni dañoo bëgg a revenir à de meilleurs sentiments. ñoom meilleurs sentiments yi mooy dindi nañu tur wi. nañu dawal film bi wala ñu ni leen dee leen ko dawal waxtu wi wala dindi leen ci séquence bi wala dindi leen ci lii loolu képp lay doon. mais quant à annuler totalement le film parce que Adji Sarr bëggul ñu dawal film bi non Adji Sarr mënul tere film bi daw peut-être dañuy changer quelques séquences lañ ciy dagg. wala ñu ni leen de bu leen ko dawal heure bi de leen ko dawal heure bi. mais kon séquences yi dina bëri de parce que série bi bu fekkente ne seetaan nga bande. ah non ça dépend ci séquences yi ñuy def. parce que bu fekkee seetaan nga bande annonce bi. yow seetaan nga bande annonce seetaan na bande annonce bi. luñ ci wax. c'est bande annonce bi yëpp ça tourne d'Adji Sarr franchement parler. mais affaire massage nañuy wax. moo ko def. affaire mooy loolu daal mooy déplacé wu. moom moo taxaw ci télé bi ni wax leen diw ndax agsiwul ci man ku ko ñeme ngaa wax loolu yow. déedéet say mbokk ñeme nañ ko wax. sayut koo wax. Adji Sarr taxaw Sénégal yëpp di ko gis ma ni. kilifa yëpp laaj leen ko ndax ñëwul ci man. say moroomu baay toog say moroomi maam toog say moroomi yaay toog. nga ni radit kaddu gu toll noonu. loolu la waxal génnoo ci parce que kaddu googu amul teggin amul yar amul sutura képp ku sa doom def loolu bés boobu di nga dal ci koom
dëgg la laaj leen diw ndax agsiwul ci man fii la ma tëral ci suuf ak ci kaw ak nangam sangam astaghfirullah yal nañu yàlla baal sax ñu ciy tàngal sunu bopp ni yal nañu yàlla baal astaghfirullah yal na ko yàlla dimbale quoi. moom yal na ko yàlla génne ci mu nekk nii. jeex na loolu daal ñoo xam yooyu moom ñun daal inter seetaan nañu film suñu yoon nekkul ci moom duñ ko sax xool. duñ ko sax xool. mais moom coow li moo ko fi jëkkee parce que taxaw ci bopp koñ xanaa ki nga xam ne da koy def di feeku sax ruus naa wax boppam ni diw egsi na ci man. loolu képp aji daal moom yal na ko yàlla may xéwal waaye xam naa ni luñ ko waxut fukk luñ ko waxut juróom-ñeent yi génnu ci. père tey sa yaram tàng na de. sama yaram tàngut sama xel rek laay wax sama gis nga jigéen sutura rek la. jigéen sutura képp la képp jigéen bañ nañ ko ba ni del muuru. del muuru. say loxo ngay génne ak sa xar kanam. waaw li ci des nga bëgg loolu lépp summi nga ko ñu jox la sër nga. dóor ci suuf ñu jox la sipp nga ne du ma ko sol loolu la waxal nag da nga ci dootul génn. comme convoqué na leen général ñu toog xaar rek. yal na leen yàlla après lu ci am rek incha allah dinañ ko xamee. père ñu ngi suñu njeexital émission juste li ñuy tëjee ki nga xamante ne nii Pout la dëkk xale la 4 ans la am ñu rey ko moom dafa dem jàng daara école coranique la nekk papaam nee na xaritam boo xamante ne nii ay 4 mois lay magee doom ji maanaam ay 4 ans 4 mois lay am moo ñëw seen kër indi daal xale bi ne gisul xale bi te ñoom ba ñuy wàcc ci groupe nañ defoon ba papa demee ci seen maître ñoom daf ne xale bi 17h la wàcc ci école bi te bu muy génn moo ay moromam ñoo fa génnandoo ñu wër dem police porter plainte lu na dugg nañ ci ba xale bi ñu ko foree ci fosse septique école bi. kañ lañ ko for ci fosse septique. ci surlendemain bi. le surlendemain. ci surlendemain bi nañ ko foree ci fosse septique bi école bi papaam nag moom. Mor Ndiaye fosse septique bi fu mu nekk ci biir école bi papaam Mor Ndiaye lay wuyoo moom nee na gëmul na doomam dafa daanu wala dara moom dafa gëm ne doomam lañ ko rey te ci biir école bi lañ ko reyee fan nga ko teg nag moom nee na li muy wax moom xam na ko te sentir na ko doomam moom jékkul jékki rek daanu wala dara dañ koo rey li ko gën a métti mooy que ne nee na yaay xale bi avant bii mooy seen benn doom bii rek nañ am te avant kii nii yaay dafa def 3 avortements maanaam saa bu ëmbee rek ëmb bi du am mucc du wasin kii rek la am ci doom ba pare mu juddu am 4 ans et quelque daal di gaañu mu nekk naqar ak tiis bu métti. ci loolu c'est très flou. c'est flou parce que moom jabaram ëmb na ñetti yoon. bii moo ci taxaw. ñeenti at la am yàlla jël ko. kon moom ñetti ëmb yëpp naqari woon na ko ba gune gi bi mu juddoo kontaan na ci lool. yàlla def na li muy def ba mu amee 4 ans mu jël ko. nañ delloo si sunu xel ci yàlla. waxuma ni du crime de. nañ delloo si sunu xel ci yàlla du dañ ne yàllaa ko mayoon. yàllaa ko jëlaat wax ba féete boor benn. ñaar un garçon de 4 ans et 4 mois. une fille. non ki indi dàll yi. jigéen la tamit une fille de 4 ans et 4 mois. ban xel la mën a am ba mën a indi ay dàll ni doom ji ñëwul. loolu c'est très flou. dama lay wax rek. li ma dàll kese la gis. dàll kese la gis. ci xale bu ndaw te ñoo doon ànd. bés boobu bés ba mu réeree xale bi ñëwul. kañ la indi dàll yi ci bés ba xale bi réeree ci bés bi bañ wàcc moment bi ñu wàccee moment boobu la indi dàll yi jox ko papa ji. moment boobu mu ne ko ana xale bi mu ne ko moom gisu ko. gisu ko muy beneen bi ci des mooy fosse boobu mu daanu. am na kubéer wala amul kubéer. fan la nekk kër sëriñ bi la nekk wala ci mbedd mi la nekk. ça pose également un gros problème. parce que sama xalaat mooy xale bi mën naa dox gis lu ubbeeku xamul lu mu doon. mu koy yërndu daanu ci biir. mun nañ koo bëmëx mu daanu ci biir. mais quant à ni je suis formel ni kooku crime la. dañ ko rey wax dëgg yàlla xaw ma ci lu bëri. waaye xam naa ni li may jëkk a wax mooy borom fosse yi ci mbedd mi. si surtout nañ koy bu ñu gasatee fosse ba pare. nañ koy tëj. bu amee tëjukaay nañ ko tëj. bu amul tëjukaay nañu tegub seng ci kaw. parce que nit day dox guddi te guddi du ñëpp a mën a gis. am na ñoo xam ne ay moxor xob la ñu. dëgg la bu marax gi maasee dootuñu gis. ñooñu war nañ leen a mën a dimbale parce que da ngay gis ku dox ba dugg ci fosse bés bu ne mu am. te déjà sax mbedd bi dafa leerul leer gu tax. am na benn ministre boo xam ne tabaski doomam dafa ñaani ndewenal dellu si ndekete ci fosse la daanu. wër nañ ko fu nekk pour seet ko. ndeysaan perturbé woon na ko il en a même fait un livre. mais xoolal kooku xam nga
mënoon na wax ni sama doom dañ ko rey. xoolal ndekete ca foos ba la daanu. comme foos nga fa moom nañu tey du ma nit du loolu de mais nañu tey. mais mën na nekk def tamit ndànk doog a wax ni kii dañ ko rey. dañ ko rey parce que moroomam bi mu àndal indi na ay dàll. fu mu ko jëlee ku ko jox lu tax mu jox ko. ku ko ni dàll yi dafa war a dellu ci kër ga. ku ko ni da ko war a jox papaam c'est des questions qu'on se pose question la. qu'on se pose. et puis le maître coranique nee na bi mu wàccee moom ñëpp a ànd. moom ñëpp a ànd. il faut pousser l'enquête. est-ce que moom wér na ko ni bi ñuy dem ñoom ñëpp a ànd. est-ce que fosse boobu am na kubéer wala amul kubéer. fosse boobu est-ce que ci yoon wi xale yi di jaar la bokk. fosse boobu lan moo tax ñu ubbi ko. dañ doon ŋàcc. wala dañoo ŋàcc ba pare fàtte ko tëj. ça aussi c'est un problème. il y a un grand responsable foofu mooy borom fosse boobu moom il faut ñu laaj ko lu tax defaru ko. te nit ñi dañuy fekk sax kubéeru fosse ci mbedd mi sax ñu yenu ko yóbbu jaay ko. te tamit jikko yi tamit dañ ko war a wax tamit de parce que man mënuma concevoir nga fekk fosse bu tëjee nga tijji ko yóbbu dem jaay. tamit kañ la ñuy avancer. léegi ñi nga xam ne ñëpp ñoo koy jënd parce que ñi koy jënd mooy ñiy faral di jënd weñ yi. mais ñooñu ñi ci nekk ñu bëri léegi am na ci ñoo xam ne boo leen indilee loolu dañu lay téye wala ñu ne la demal ba suba nga ñëw jël si sa xaalis boo demee ñu woo police. boo ñëwee ñu xaar la ne la nuus. mooy solution mu doon loo xam ne léegi mooy loolu. wala parcours sportif bi nekkoon HLM amoon na ci période boo xam ne buntu fosse yépp jël nañ ko tous les regards yi newoon foofu. bouchon yépp jël nañ ko. loolu pour lan xaalis booy wut ci di lor nit kañ jarul xaalis man dem naa sama kër benn morom boo xam ne dañoo taxaw di waxtaan ndekete tout juste derrière moi fosse ba fa regard ba fa newoon amul kubéer mais yàlla ma dimbale dama surux ci biir heureusement benn tànk moo dugg mais vite fait nga génne ko mais yel bi yëpp dafa xoos woon xam nga ni loolu metti na te père am na fosse yoo xamante ne xam nga xaw na gàtt sama am na yoo xam ne dafa xóot dafay gudd boo ci jàllee c'est fini ndaama lu mel ni man xam nga ni tànk bu surux ci fosse balaa nga koy génne heureusement que àgguma ca ndox ma sax boo ci àggoon beneen coow la rapidité bi ma am moo xoos yel bi yëpp dafa xoosu sama waa ji métti woon na trop te ci maa ngi jégalu rek lay mujjee ak yow kese képp maa ngi jégalu rek jégalu nag ba mu amee ba léegi bëri na ci ñoo xam ne lu ñuy def ñoo koy tey après di wax maa ngi jégalu waaye ngóor si daal yal na ko yàlla nit amiin amiin yal na ko yàlla nit mais y a des questions qu'il faut se poser loolu moom buñ ko laajee alkaati yi xereñ nañu lool pour génne ko alkaati yi xereñ nañu lool pour génne ko bu soobee yàlla loolu moom buñ ci jógee fii ak une semaine bu soobee yàlla enquête bi ci jee moom insha allah moom am naa yaakaar ne dina leer nañ dinañ ko leeral ba mu leer nañ ñoom c'est des spécialistes moom buñ ci duggee ñaari fan ñett mu leer nañ bu soobee yàlla xanaa ñuy ñaanal yaayam rek ak papam yàlla may leen xolub mu amiin may leen yeneen njaboot yu yoo xamante ne dañuy ñëw toog màgg ba jëriñ leen insha allah yàlla moom lu moo lay jox waaye tamit mooy jëlaate daa nekk lu gën rek daa nekk lu gën métti na mais yàlla baax na nañ ko muñ rek waaw papa dama lay bàyyi nga tàggatoo rek waaw xanaa di masawu waajur boobu ak soxnaam yal na yàlla defal leen muñ yàlla defal leen xéewal ndax yàlla mooy joxe mooy nangu bu yàlla defee nag bu soobee yàlla ñu amaat leneen ne yàlla nañ ci def nañ ci gar seen kemt lay kattan ba yu bëree bëri bu mu soree ci kër gi waaye nag kooku moom yàlla na ko yàlla leeral ci baaxuk Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ci yàlla def jàmm maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey moom xam naa ni maag sama doom ji damaa xaw a tàng ci kawam parce que damaa bëgg moom ay wax moom damaa bëgg muy am firnde damaa bëgg nit di am firnde ci li muy wax damaa bëgg nit di xam ni yàlla rek moo fi nekk yàlla mooy maye mooy xañ mooy boo ko jiiñee keneen ko xam ne yoonam nekku ci buñ demee ba mu leer da ngay daal di am kersa dëgg la te am na alal yoo xam ne wuut ko ci lu fitnaal ay nit amut njariñ parce que yor force boo xam ne dañ ko faa teg pour les besoins publics yow nga ñëw ni ko recette yóbbu ko dem jaayi ko xaalis boobu boo ko lekkee mbaa nga jox ko sa njaboot mu lekk ko doo ci am loola neex boo ci faju ngay dëkk tamit après baaxut yal na yàlla def fi jàmm yal na yàlla def fi xéewal yal na mbas mi jeex mag ñi ñàkku ji leen parce que day dalal xel ñàkku ji leen day dalal xel spécialiste bari nañu te li ñuy spécialisé wu yépp koo ci toog ni ko génneel firnde amut lu mu lay wax dañ ma ne dégg naa nee nañu loolu nag bu jógut Sénégal nee nañu dina fi rey nit baaxut yal nañu yàlla defal jàmm ñu fekke ko fi ay at yu bëree bëri yàlla defal ñu xéewal ci koor gi nangu suñuy julleeg suñuy jàmm yàlla baal nu suñuy bàkkaar may ñu wér ak wérle
amiin incha allah comme ni ko sama papa ji waxee rek amoon na solo loolu ñu amoon mbégte bu baax jàkkaarloo ki yéen saa su nekk nii lay demee lépp li nga xamante ne moo nekk ci net bi rek moom la ñuy indi waxtaan ci ak yéen xamal leen ci loo xamante ne xamul leen ko woon am yaakaar bu baax que ne lépp lu ñu fi wax rek dina leen jëriñ di leen jox dig daje beneen yoon ci seen émission li ci net bi fii ci Fekh TV di remercier bu baax Arouna sama caméraman